jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar ñi ma bokkal plateau bi ñëpp ndax yàgg naa toog di leen seen yàggoon a am envie toog ak ñoom rawatina ci yow sama soppe bi waaye sama yaay xol ji ma dendal itam maa ngi koy jox wàcc waayam bi gën a sell bismillah. Très bien alors damay ñëw juste maître Ali Khoudia wax na ko tout à l'heure Ali Khoudia dafa aborder causes yi donc ma bëggoon yow tamit nga ñëwaat ci causes yi ñu xool lan mooy cause u violence conjugale il a parlé de la pauvreté il a parlé de la polygamie entre autres. waaw donc yaakaar naa ne Ali Khoudia li mu wax mu ngi ci yoon bi boo ne pauvreté yaa ngi convoqué économie maanaam koom-koom yaa ngi ko teg ci koom-koom encore que pauvreté yemul rek ci koom-koom parce que pauvreté aussi ci koom-koom lañ ko féetale mais mooy tax ba doo mën a faju doo mën a am accès c'est des accès c'est des droits c'est accès à des droits maanaam pour sa soo feebaree faju parce que boo ko amul doo ko mën a def fi nga war a dëkk sell nga am dëkkuwaay bu baax du pauvreté de revenu rek du ci alal bi rek pauvreté dama bëgg a wax ne dafa gën a yaatu donc foofu tudd naa cause économique maanaam koom-koom ñàkk dal na ko mais contexte bi moom nee na la c'est pas un phénomène c'est une réalité sociale loolu maa ngi ko ci félicité parce que au moins nangul nañ ñu ne dafa am ay rôle maanaam ay yu ñu jagleel ci biir société bi nu muy doxee. mais lan la bëgg nu muy wax doxee ñu jagleel jigéen lii réalité sociale la parce que boo xoolee li ci ëpp ci violence yi mu ngi jóge ci jox ma dépense cause économique wala yàkkaloo ma añ bi sama añ dafa tardé sama mbub mi fóotuloo ko wala sama yére bi dafa xotteeku c'est-à-dire rôle stéréotypé yi nga xam ne moom lañ jagleel jigéen te mu nekk lu baax waxuma la ëmbët wasin yore doom mais li nga xam ne moom lañ ko jagleel ci biir kër gi ba pare nag bëgg mu nekk citoyen comme ñëpp di liggéey di comme yow am même performance bu dee avocat la mu bañ a tardé di défendre ay dossiers di ko gagné bu dee médecin la mu bañ a tardé di faj di soulager ay souffrance maanaam li ma la bëgg a wax dafa am lu ñu teg lu ñu jagleel jigéen loo xam ne dafa yokku ci li nga xam ne moom méngoot doxali ni société bi alors loolu nag socioculturel yooyu ba pare amati na xalaat bi xam nga yow yaay jigéen bi yaa war a def lii man dégg naa am naa quand même espoir parce que dégg naa tey ci benn rajo benn nit koo xam ne dañuy wax naan nit yi diine la bu wóor bu jàng-jàng bu màcc bu wax ne que nañu yërëm jigéen ñi ndax yonent bi tam daawu ko defee ne bu dee jullit yi yonent yi daawu ko defee noonu daan na jàppale ay soxnaam daan na leen yërëm daan na leen teggil yu bare moo tax ma xam ne rôle stéréotypé yooyu maanaam cause socioculturelle yooyu dafa am solo cause économique mais xam nga violence balaa ñu xool cause yi mun nañu xam ban façon naka lay doxee am na façon boo xam ne dóor la gaañ ci yaram lañ ko lay feeñ violence physique am na boo xam ne li ñuy wax violence économique xam nga wax naa ko di nga gis ba ñu ci dem ba bañ a fay pension alimentaire bañ a dundal soxna bañ a dundal doom dem nañ ba bu ëmbee sax duñ ko jox mu paas wala mu jël charrette pour dem faju ji dem na bu demee faju ji tey bu ñëwaatee ñu ne ko bu laajtee man gis naa ci tey benn cas boo xam ne tey à Pikine tribunal Pikine ndaw si dafay wax ba sama rongoñ di sotteek mu ngi yore xale bu am ñeenti weer ñaari weer ci ëmb bi ci la génn ci kër gi ndax ay bund xataal ci kaw jox ma dem faju ji échographie sax dem nañ ba ne yaay ji ne ko mu wax mu ku góor ki ñu laaj ko mu yëgal ko yaayam mu ne échographie dafa cher bu mu ko def teel na ñu def ko di ko bund xataal ci biir kër gi di ko tere sur le plan économique di ko bañ a jox lu mu lekk di ko bañ a jox lu mu def ba mu génn kër gi dem kër yaayam fa la muccee bon loolu dinañ ci ñëwaat donc cause économique am na cause socioculturelle am na maanaam li ñu xalaat li ñuy yaakaar ak ni société bi di doxee jàpp ni seen soxna dafa mel ni. exact jaam la ñu am wala exactement
cause donc psychologique il y a beaucoup de causes c'est-à-dire à part kii loolu mooy tax nag violence bi physique nekk violence sexuelle aussi wax nañ ko violence sexuelle violence verbale psychologique et sociale verbale parce que boobu moo gën a métti psychologique et morale moo gën a métti physique métti na parce que nit dina ci ñàkk bakkanam daf ci ñàkk bakkanam mais psychologique et morale tam dara gënu ko métti dara gënu ko métti ci yu gën a métti la bokk. am teg la stress quoi. non dañ lay di wàcce dañ lay wàññi c'est-à-dire dañ lay xool nga sa bopp xoolal ni nga meloo ni yeneen jigéen ñi jigéen la dinaa la fi bàyyi dem ci keneen maanaam dañ lay wàññi. dañ lay wàññi ci sa dignité dañuy sa dignité la ñuy atteindre pour wàññi la ensuite am na bi ñuy wax structurel ñun wax nañ ko parce que ni ñu organiser yëf yi dëkk bi ay violence kese la ci jigéen ñi maanaam li seen wàccuwaay kenn joxu leen ko seen àq ak seen yelleef kenn joxu leen ko suñu liggéeyee duñ leen fay li ñu leen war a fay. yàlla lool c'est la parité. donc loolu yooyu yëpp type de violence la yoo xam ne causes yi wax nañ ko léegi Ali Khoudia dem na ko mais économique bare na ci et ces causes sont interconnectées dafa am relation entre les causes di nga ci gis nit ku dóor soxnaam ba gaañ ko wala ba rey ko parce que daf ko laaj dépense di nga gis aussi ku taxaw ñu teg ko dara mu ne duma ko fay man ñun léegi tribunal li ñuy gis man loolu gis naa ko ba tey mun naa la ci jox ay cas yu wóor ñoo xam ne dem nañ ba démissionner seen liggéey te loolu dama koy gën di dégg bu soobee yàlla dinaa démissionner du laal sama dërëm même dans le cadre d'un divorce même bu ñuy tàqale ko pour bañ a dundal xale yi nga ne damay démissionner parce que sama dërëm du ko laal jaral na ma démissionner man loolu dégg naa ko ba tàyyi gis naa ko ba tàyyi wala nga génn Sénégal dem sa yoon rien que pour ñu bañ a am fenn fu ñu la mën a fu ñu mën a jëlal tuuti sa alal jëmale ko ci pàcc ndaw si mais laaj bi mooy te lu ñu comprendre dañoo gis ne que par exemple en Espagne gisoon nañu benn homme bu assassiné sa femme ici au Sénégal cas bu gën a récent mooy ndaw si brûlé vif son mari alors ñuy laajte lan tey ji moo mën a tax ba ñu arriver à ce niveau là lan moo ñu mën a pousser ba ñu arriver à ce niveau de violence. waaw mooy li ma la wax rek mooy condition situation bi ñu teg jigéen. parce que waxoon naa la sànq ne la bi ñu xoolee statistiques yi ñëpp d'accord dañ ne jigéen ñi ñoo gën a nekk victime maanaam ñoom lañ ko gën a teg ci ñoom la gën a métti li ñuy def jigéen par bés fii ci Sénégal foo mënti dem ci Sénégal région yëpp am na nag région yoo xam ne fa la gën a bare mais li ñuy teg jigéen par bés waruma wax sax par bés dama war a wax par minute bu nekk li góor di def jigéen ci lu métti ci bund xataal ci gaañ ko ci yaramam gor ko cor ko man am naa ci ay cas moo tax fan yi bi ma déggee presse bi di wax may leen man am naa ay cas yoo xam ne mi ngi nii ma teg maa ngeet ay photo maa ngeet ay kii dem naa Tambacounda 2014 en novembre fekk jigéen boo xam ne mu nga ci hôpital mais bopp bi yëpp la ñu bànde munul sax tëdd ci lal dañ ko tëral ci suuf ñu ngi ko tëral ci perron bi may génn hôpital di ñëw di ñuy def réunion bi ak ñoom gouverneur ci affaire violence ku ma woowoon ne ma jeexal na ma gëm ko xale bi 2 fukki at ak ñeent la am. ñu ne am na fukki ati sëy te ñu ne amu ca doom. ñu góor ko cor ko gaañ ko donc dama ne loolu li ko waral bare na les causes sont économiques. mais les causes sont également dañ koy jëlee ci genre bi maanaam ci li ñu rôle stéréotypé yi ñu jagleel jigéen ñi foofu lay faral di jóge fi muy faral di jóge mooy defaloo ma di ci lu fait banal la boo xam ne ci lu ñàkk fayda lay jóge itam dëkk ni ñu nekk itam ci biir kii bi bon am na cas bi ngeen wax man mënuma ci wax parce que gendarmerie mënul enquêter corps médical bi maa ngi leen di féliciter parce que il faut protéger la femme et l'enfant ndax koo xam ne amaguloo doom naka nga mën a arrivé ba naan ñu ne ci li ñu wax xamaguñu ne dafa sotti jëkkëram kii man loolu bëgg naa xam nu mu demee parce que ça s'est passé à 3 heures du matin. effectivement jigéen bu ëmb ba 10 naka la sa borom kër di la wan gannaaw ba 3 heures du matin
muy ñëw ngeen war a mën a am coow ci seen biir te fekk yaa ngi waaj a mucc sa grossesse xamuma nu mu demee en tout cas accouchement bi am na problème parce que dem nañ ba dañu def césarienne donc war nañu interroger wu ci avant la violence lan moo ko at naka la demee ci ban circonstance loolu mënuma ci sore en tant qu'avocat te dinañ ci ñëwaat sax damay bàyyi juste mami mu wax ñu mami naka nga gisee violence conjugale bi yokku de jour en jour fan yi waaw xam nga sa émission mi ngi tudd Ndumbelaan àll bu ñu daje ko ëpp sa morom doole dóor la ndax dañoo bàyyi aada ak cosaan gis nga ngorok àngal sëyu Carrefour buy tas bu nekk faa mu dem tribunal wala ay yet jóg ngor ak àngal sëyu Carrefour kilifa fekkewul maam fekke jaay fekkewul tegoo leen ko ci charte yi ñu ko war a teg gis nga ki war a tànn bu tànnul ba for lu mu jur jël lu mu xam bàyyi ci nañu delluwaat ci base bi. kon da nga bëgg a wax yëpp début bi la en fait ci mariage beeg. gis nga maam yi bi ñu fi nekkee maam da daan nekk ci kër gi yor ñeenti jabar juróom-ñaar fukki doom doo dégg mukk yet jóg kër gi benn kilifa la am buñ demee ba giñ war a jot dañ naan sama geñoog bàyyi loolu ñu lay wax dara du ko dindi. signature amul woon geñoog bàyyi googoo fi nekkoon ndax li tax mooy dañoo jëloon mbir mi teg ko ci yoon sëy bi dañ ko daan tànn takk ko fañ ko war a takkee ay kilifa taxaw xanaa xamoon ne ñàkk kilifa tax na jigéen ñu rey ko ndax dañuy xam ne yow sa soo fenn ku wéeruwul fenn yomb ba mag sëñ Bay Jaxate daf ne woon am kilifaay li am solo mu ne soo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéeruwul fenn yomb ba mag nit day am wéeruwaay rawatina ci jigéen ki lay bëgg si buy ñëw na xam yow yaay kan mu ñëw fekk la ci sa biiri bokk nga toog mu tànnee la foofu ñu teg leen ci ay charte mayee leen ngeen toog ngeen xam ne dañ leen a maye ñu waajal la xanaa xamoo ne yenn violence yeeg yenn defante yu ñàkk fayda yépp mooy dañoo dindi waral Kocc Barma day waral doom ja nit ñi dagg ku nekk jël sa charrette takk ko ñëw bi ñu dikkee Kocc di dugg ak génn di dugg ak génn mag ñi toog ba guddi gi xaaj ñu ne waa Kocc mi ñuy wàlle ji muy waxi feneen lu ko tee mu ñëw wax ci doomam ji Kocc ñëw ba tolloog doom ji yëkkati mbaxana mi tegal ko doom ji xëccaat muuraay gi ne nañ leen dem ñu ne ko lu tax mu ne bàyyi wax naa man ba pare lu la bàyyi wax mu ne dane su ma demee naa oyof ne mbaxana dafa ci am léegi sëyu contrat ba mu amee ba nëgë ni faawu dóore am gis nga lex bi nga daan jàpp di ko raay boo ko mbéjee yaa problème ki la daan nengal am na foo xamante ne bu ngeen fa eggee rek yaa ko may sa càmmiñ daf daan bokk ci sëy bi mu wóor ko ne góor nga muy góor ngeen di toog di waxante mais léegi sëy boo xamante ne dañuy tase man la je t'aime nga ne ma moi aussi lu ma lay jox man la dara bala ñoo takkante ut nañ appartement bis bi ngay takk ngoon nga man maa nga ca salon ba au lieu ma dem toog déglu xutba ba ñuy wax wala la mag ña di wax ma dem ca salon ba xëppoo juróom-ñeent fukki paqueti payet génn samay morom dar ma ku may jàngal sëy sama morom yi nga xam ne maak ñoom ñoo fa wandoo ci koñ bi mais ku réer mënul wanee boppam ñooñu xamuñu dara ci sëy nga ñëw luñ lay wax demal nga jëndi ya ca marché asalem demal nga jëndi yu baax ya defal lii defal laa jaaroo sa kër sanguñu la waajaluñ la defuñu aada ak cosaan ci sëy bi nga gàddu say bagage dem fekki góor goo xam ne kenn waajalu ko ndax moom xamul lan mooy charte sëy ndax xëy na judd na fekk baayam di dóor yaayam mais dama nit mënul tari lu mu nàmpul gis nga doomu naar lu mu la wax ca suufu xayma ba la ko déggee te nag gileem bis bu tawee ay naar jommal ay pël nga ñëw fekk si góor googu ci kër mu judd rek bokk association ma lànk tekkee ma ñorul devise am mooy lekk waawaaw liggéey déedéet ay nelawkaay ngeen bëgg a dëkk yéen ñaar ngoro ngeen nekk ba tey parce que tàmbali ba mooy neex mais su ngeen demee nag ba sëy war faa des mu war a nekk nag dëgg nga xam ne sëy benn neexu ci ngeen tàmbali nag problème yi am da ngeen a wéet jéeg bu bees day wàcc ca kërub goroom bu doon ne une semaine mu def ko fa xam gorom lan la daj. kon en fait lii yëpp lu ko waral mooy le fait que dañoo bàyyi peut-être vie en communauté bu ñu doon vivre mais ma lay wax mami ni que enfin àdduna tamit day avancer. et il y a des mutations yoo xamante ne on est obligé de les suivre. donc mu àdduna mënul yàgg tey ji ba ñu delluwaat ci suñu ginnaaw delluwaat di vivre comme on vivait avant donc lu ñu mën a def. mooy adapté wu à la vie qui vient. waaw waaye xam nga looy dàq te doo ko jot wàññeekul bala muy guddi. duñu delluwaat fa ñu jóge woon parce que jamono ngi dox mais dama ne la internet mënu la jàngal nooy sëy sa biir néegu sëy sa moroom mënu la ko jàngal mag mu sëy toog te musta fay mooy yëpp jeeg biy sëy dañ la war a muur sa yaay toog sa ay mbokk yaay toog ñu wax la loolu du lu yàgg maman Ndeye Fatou mi xam na ne li may wax du lu yàgg barki Dembo Njaay la
te ñun Bawol ba tey ña ngay muur bi may daw di ñëw fii fan laa jógee dama muur sama rak mu dem sëyi xam nga neewuñu nañu delluwaat ca Kayal wala kër Amadou Yàlla ga ma dëkkoon man di def la fa xew mais dañu ne nañu jëli la ñu baaxle ñëw boole ko ak li ñu tubaab bi may su ko defee du ñu sonn mais ñun bu ñu bëggee faxas li ñu am lépp te li tubaab bi am ñun xamuñu nan lañ koy jariñoo mais du ñu mus a avancer du ñu mus a dem fenn beneen bi ci topp mooy gis nga ñàkk a mën a togg jar na violence ci jigéen ndax jigéen ju ne yàcc na nga falum carton faa wu ñu jël yat teg ci ay hamburger rek la ñuy joxe pizza loo ci gis góor ñëpp seen biir yi neewi na mel na ñu doon liggéey ndax nag dafa am loo xamante ne jeeg dakaa moomul jeeg dafa war a sant naa bala ñu ne la lépp nga ne lépp pare naa parce que da ngay lu nekk da nga koy utal tempsam fii adduna bii kenn amu fi 25 heures ku ci nekk 24 heures nga am mais da ngay xam ni nga koy gérer lu ci nekk nga jox ko tempsam su jeexee nga ba ko fa waaye yow boo bëggee ndëpp tuur màggal gàmmu tuuru famille ba mbaxal ma lu xew nga teewee ko mel ne mbana dawoo dara mais kañ ngay sëy sa biir kër kañ ngay am temps pour toppatoo jëkkër ji ci biir kër gi bàyyi ay tànk mu mel ne bu tëddee fu mu ko diri mu dem jeeg day am temps wu sukk dimanche pédicure manicure waxtaan bu neex ñuy communiquer parce que looloo ñu manqué ci wallaay ndeysaan Abdoulaye Mbow waaw macha allah li soxna Mami wax am na solo loolu Maître Ndeye Fatou Touré itam li mu wax tamit am na solo loolu rek ñaari jàngat la yoo xam ne daf ñuy wane ni ñun suñu société bi dëgg la naan laaj nga question bi dañoo nekk ci évolution wante évolution taxut ngay mën di xool rétroviseur parce que itam boo nee valeur ya kon valeur ya dafa amoon jamono joo xam ne ñu ngi fi woon valeur ya dafa am ñoo xam ne ñoo ko di incarné woon ñun suñuy modèle moo di ñoo di ñan suñuy modèle moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñuy modèle moo di kan Cheikh Seydi Hadji Malick Sy suñuy modèle moo di ñan mooy Maulana Cheikh al Islam Baye Niass suñuy modèle moo di El Hadj Ndiéguène ak ñeneen ñoo xam ne sax ay kilifa aada lañ wante ñooñu ñëpp ku si xool kenn musu see doon monogame ñoom ñëpp yàlla da leen may ñu am benn ñaar ñett ñeent topp li nga xam ne mooy sunnat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc la taxoon ñoom kër ya yëngatut woon la tax ya kër ya ñu tabaxoon ko la tax ñu doon inculquer éducation valeur li nga xam ne mooy vivre en société vivre de partage mais loolu noonu ñun dañ ko jéggaane dañ ko bàyyi ginnaaw parce que ñun dañu ne dañoo moderne léegi wante mais Europe daf ko réglé problème de polygamie Europe la réglé na ko depuis léegi pratiquement ñoom Europe amoo droit yow nga citoyen européen nga am ñaari jabar parce que loi bi da ko tere mais ça a créé quoi le phénomène des maîtresses le phénomène des maîtresses créé na tam ay détresse yu bari ci ay jigéen ñoo xam ne xaru nañ ñoo xam ne dóorante nañu am ñoo xam ne laqante nañu mais ñun Sénégal dañoo am loo xam ne duñ ko waruñu koy caaxaane bi nag mooy jamono joo xam ne comme ni nga ko waxee boo nekkee jeune nekk jeune fille bëgg a incarner Rihanna bëgg a incarner xawma waa Kim Kardashian ngay seetaan lañ lay wañ ñoom seen télé loo nga xam ne ñoom seen réalité la loo xam ne seen culture la nga bëgg ko adapté fii jël sa appartement tëj fa sa monsieur mel ni sa waay chien de garde kenn du sonné kenn du dugg kenn du def dara ngoon bu jotee ngeen gën a jëndi pizza nangam tëju si ne boo dundee ak say frères ci biir kër jamono ji néeg boo dugg écran plat moo fa am écran moo fa nekk wala internet tout le monde communique à travers biir néegam seetaan télé wala ñëpp toog ci salle bi kenn du waxtaan jëkkër jabar duñuy waxtaan doom yi duñu waxtaan ñëppay sëgg ci seen i téléphone mais donc amatul communication donc dafa am loo xam ne dafay am rupture boo xam ne mooy am à la kulli haal te rupture boobu nag bu amee moom mooy créer li may wax toujours déshumanisation véritablement de la vie en société de la vie en famille donc day am rupture à la kulli haal donc man du ma incriminer polygamie à la kulli haal parce que itam ña ko matal mën ko xam nañuy dundee xam nañuy doxalee doon copier ci Seydina Muhammad di copier ci mag yu baax ya ñoom seen biir kër dinañ xam nuñ koy régler ba mu nekk karaj mante nag jigéen itam du kenn du wax kenn du incriminer góor yi parce que y a un égoïsme qui se conjugue au féminin parce que jigéen bu xasee ba dugg mais Abdoulaye Mbow copier ma daggee foofu jigéen égoïsme féminin bi may wax mooy jigéen bu nekkee moom kese moo dugg doon aawa du nangu mu ko am ñaareel waaye jigéen bu xasee ba xam ne fii aaw nga fa te moom amugul jëkkër buñ ko ne ñaareel day nangu donc loolu y a un problème donc voilà y a un problème donc ñoom duñu bañ mësa duñu mësa nangu ñaareel waaye duñu mës a bañ doon ñaareel duñu mës a bañ doon ñetteel ak ñeenteel donc loolu yëpp war nañ ko xoolaat bu baax ndax xool luñ koy toggaatee itam société bi véritablement war ñu jël ay ci curricula bi nga xam ne dañ koy jàngal yenn professeurs yi ci école ba ñu fay dugal li nga xam ne moo di culture Sénégal moo di aadawu Sénégal moo di baaxi maam Sénégal
pour que ñun ñu mën a xam suñuy valeur parce que suñuy valeur itam bu ñu gasee suul ko jël copier France wala Amérique déedéet mënut doon benn parce que ñun nous sommes africains nous sommes sénégalais nous sommes 95% de musulmans nous cohabitons en parfaite communauté avec les chrétiens et les autres communautés ba nga xam ne Sénégal dafa nekk modèle waaye modèle boobu noonu aujourd'hui l'égoïsme l'hypocrisie la versalité li nga xam ne moo di les mots de la boîte de Pandore dafa dëkk suñuy biir nekk donc mu nekk un problème véritablement majeur. Cheikh Omar dafa mel ni dañoo nekk foo xamante ne on a perdu nos valeurs. waaw mais xam nga depuis ñu commencé nu mbelaan chaque fois su may wax rek dama naan dafa am benn base bu solide boo xam ne ci la ñuy sukkandiku base boobu mooy suñu culture ak suñuy valeur tey yàlla may nañu ñu nekk ay jullit maa ngi wax sànq ne ñun di nga am lu la metti sax boo jëlee sa valeur religieuse sax yàlla may la nga am loo ko mën a téewee sagam ñun ñi ku si nekk da ngay juddu fekk sa papa may soxna mënoo juddu ci famille te gisuloo ay wujji am na wala leneen am na mais dañu dem ba nekk ci beneen type de société individualiste xam nga moo ngi koy wax sànq mu ngi wax violence mais il y a une violence verbale qui se passe dañuy xëppante acide loolu la ñuy langage boobu la ñuy tenir bàyyi dem si sama wujj bi te ay xëppante acide la wala ay defan déjà mu ngi ci langage mais lépp rek si éducation la l'éducation à la base parce que éducation mooy defar nit te éducation nekkul rek ci école bi mais bu fekkee sa yaay sëykat la mu dëj la ci wetam togg jotee mu wala na ñuy toggee bu wax jotee mu wax la na ngay waxee na ngay comporté woo te ba pare xam nga doom premier exemple bi muy gis mooy au sein de sa famille ni mu gisee waajuram di ko sëyee moom jàpp na ni loolu mooy modèle de société beneen bi plus ñuy dem nit ñi wax na ko léegi la base sociale qui s'était créée parce que suñu société dañ koy xeeb mais lépp daf ko organiser parce que liñ lay wax ay njëkkee wala nday dikkee c'était pas pour jox ko pooju xar bi man je suis même pas d'accord parce que pooju xar bu gën a rey nga dem yóbbu ko feneen mais c'était pour que boo ñëwee nga am njaatige boo xamante ni di nga am kuñ la magaleel ku dëkk ci koñ bi koo xamante dina la yedd soo amee problème dina la woo waxtaan dinañ am médiation sociale problème yooyu yëpp am maire bi sànq ba léegi mu ngi wax xam nga tey li indi actualité bi sax dafa tombé mu dal ko góor wax na dëgg parce que ci réew mi liñ fiy bunxatal jigéen wala liñ fiy gaañ jigéen wala liñ fiy dóor jigéen moo ëpp mais ci réew mi tam ngay dégg ñaareel bi dóor nañ ko jaasi wala aawa bi dóor nañ ko kuur wala doomu diw nangam nañ ko donc tey dafa dem ba problème sociétal la ci suñuy jikko déjà animosité bi nga xamante ne am na même léegi bu ñuy wax seen langage sax mami day dugg rek nga ne non kii dafa féroce parce que déjà langage bi sax c'est devenu agressif xam nga tey am na beneen forme de violence bu mu waxul violence psychologique man célibataire laa mënu ma ci sori mais am na ñoo xamante ne seen jabar yi ni leen yàlla bindee ñu jekk ñoo defar néeg bi créer climat bi yëngal xale bu góor ba foog ni foofu la nga dem aju fële amul violence bu gën a métti violence boobu. Très bien. ci toujours pour bañ a guddal je crois que on doit retourner aux valeurs féminines damay dégg oustaz Alioune Sall muy wax ne suñuy mayee soxna di xutba malheureusement intéressé yi duñ fa nekk ñi nga xam ñoom ñoo war a dénkante ñoom ñooy mujj duñ fa nekk buñ fa nekkoon valeur islamique bi dina fa nekk mais aussi buñ fa nekkoon valeur sociétale boobu dina fa nekk xam nga dañ lay wax da ngay sëyi mais demoo sëyi da ngay dem seeyi mais léegi xale bu jigéen bu ci sëyi surtout borom xeet yi bu ñu ñëwee la première chose bu ñuy réglé ñoom dañuy ki ñu njëkk bu jël mooy sa yaay ba pare te góor premier problème bu mu am nga ñëw bëgg a dox digganteem ak ndeyam beneen bi ku si ñëw wut sa appartement wut sa télé chaque jour nga créer problème ci kër gi bu togg jotee nga saboté am na ñoo xamante ne première violence ci seen doom lañ koy exercer am na ñoo xam ni bu ñu bëggee naqaral seen goro wala seen jëkkër dañuy dem jël xale bu ndaw bi am 2 ans wala 3 ans exercer ci moom benn violence pour mën a provoquer kële loolu yëpp nag li koy indi mooy ñàkk communication damay faral di wax ni moteur li nga xam ni mooy huile ni huile di def ci moteur noonu la communication di def ci lépp surtout dans la vie de couple le plus important c'est de communiquer. li nga wax am na solo lool dinañ ci ñëwaat mais maître dama bëggoon xam yow mii di accueillir ces femmes ou ces hommes violentés Cheikh Omar wax ko tout à l'heure da ngay dégg ñu naan deuxième femme bi door na première femme bi wala takk na ñaareel jote na ak jëkkër ji est-ce que yow mii di recevoir femmes yooyu est-ce qu'on peut dire que polygamie moo nekk centre sujet bi. mën naa ko wax man cas yu bare loolu la. C'est dommage dañu koy jàppe noonu mooy mais comme l'a dit le sociologue mooy réalité bi parce que toujours góor gi du ci absent maanaam du ci génnewu ci loxo góor gaa ngi ci mooy élément central bi bon cas yu mujj yi ñu gis ni góor gi ci cause violence yi nga baal ma
alcool jël alcool ci la bokk. jël alcool ci la bokk. drogué wu ci la bokk li ci ëpp ci jigéen yi ñuy gaañ ci alcool la jóge ak ci drogue am na ci yu bare yu bokkul ak comme il l'a dit nga dëkk nga judd ci màgg ci exemple bi cadre de vie bi cadre familial bi nga màggee wala ñu exposé la ci bu fekkee ne yow defuñu violence ci sa kaw maanaam gis nga ko ci nga judd ci nga màggee ñi ci bare ci góor ñu mel noonu wala ci jigéen yooyu dañuy violent seetlu nañ ne les auteurs bu ñu analyser auteurs yi ci lañ bokk mais boo xoolee problème mu polygamie bi am na ci yoo xam ne ci ngoro bi la am na ci cas yu mujj yi ngeen wax ñu ngi koy analyser atteguñ ko mais xam naa ne ngoro bu ne fàng ngoro boo xam ne dafa ànd ak provocation ci biir kër ndaw si koo xam ne da nga nekk borom kër am sa soxna mu nekk xale bu tuuti nga am keneen koo xam ne yaa ngi ngorontet moom ngoro boo xam ne amul comme ni ngeen ko waxee amul sutura parce que bu njëkk mag yi daan nañu labat jigéen daan nañu takk benn ba ñaar ba ñett ba ñeent mais dafa àndoon na respect toujours mu ngi tegu woon ci respect duñu toroxal mukk jigéen duñ ko def mukk lu ñaaw bii nag dafa c'est arrogant c'est-à-dire pratique yi ñu gis dafa arrogante xale bu jigéen bi ñuy bëgg sax day ñëw ba ci biir kër gi di fa jaay marchandise ñu wax mu lëngoo ak yaayi ku góor ki ñu wax mu provoqué ba xeexat ku jigéen ki ñu wax ñu ëlbate ku takk ko mais loolu déjà rek situation boobu rek mënul jur lu dul violence ngoro gu ne fàng ak provocation at yéen xam ngeen internet xam ngeen les nouvelles technologies envoyé la ay messages wax xam la kii sa jëkkër donc l'homme est au centre nous sommes vraiment dañuy regretter di ko wax dañuy wax naan bon jigéen ñi féministe lañ loo wax ñu teg ko ci mais violence yooyu góor gi moo ko suuxat moo nekk ci digg bi tout tourne autour de l'homme bu fekkoon da ngay bëgg jigéen am nooy defet moom am noo protégé comme ni may faral di wax yow yaa sañc sa kër yaa ko samp da nga war a am benn ñàkk da nga war a ñàkk aar sa soxna ak say doom ba pare nag lien ombilical mooy maanaam jumbax bi nga xam ne moo la relier ak sa famille d'origine sa famille bu mag bi dara du ko dagg ci àddina dara mënu ko dagg soxna si ngay am da nga koy xamal ne sama digganteet sama waa kër du mës a dagg c'est un lien ombilical mais attention da nga war a am carapace nga xaw a protéger waale li nga samp li nga defal sa bopp li nga moomal sa bopp sa yëf bu boobaa nag booy takk beneen soxna di nga ko ànd ak orma dafay ànd ak orma yaay yi at maam yi daan nañuy jànkoonteel ñoom itam ay problème psychologique dañ daan am lu leen naqari am lu leen métti xalaatuñu woon nag génn kër gi dem mais dafa am nu ñu ko daan faje mais góor yi aussi seeni waay daawuñ leen kokkali daawuñ ko def mu fës dañuy am toujours orma maanaam da ngay bàyyi xel sa aawo balaa ngay takk ñaareel mais léegi qu'est-ce qui se passe c'est des femmes yoo xam ne dañuy ñëw àndant sa jëkkër muy demat ñoom ba yenn heures yi ñuy ëlbatiku di daagu ci koñ bi nga leen di gis ñu ne deete waay ñu dugg si ci biir kër gi lëngaloot waa kër gi ëlbatiku ñu takk leen ñu ñëw tegu ci sa kaw mais bu boobaa xale bu ndaw boo xam ne surtout am na ci cas yoo xam ne xale bi du dëkk fi mu ci localité bi feneen la jógee bare wu fi ay mbokk nga war ko protéger nga di ko exposer ci situation bi nga doole ci nag ku góor ki di jël am yu muy jëfandikoo. drogue ak alcool. cas yi ma la wax mooy yu récent yi nga dégg ni bon. mais am na cas bu récent ci takku dënd lañ ko jox 50 000 mu dem jënd si. loolu amul nag dem di gorne. loolu nag amul quand même jël naa précaution non jël naa précaution quand même avant may ñëw ci émission bi. parce que dama xëy tey dégg ci revue de presse. ñu wax ko. c'est important. yëf yi xaw a doy waar ñu xamal ne dañ ko waroon a tey àtte mu jaral ma tey ma bàyyi li may def parce que nag bëgguma di waxantu te lii ma la wax ni mooy li am takku dënn bi teguñu ko sax ci loxo ndaw si te bi ñu koy teg ci loxo ndaw si fekk na yëf yi am na ba pare xam nga li ma wax demeewul noonu te jëndu ci jaasi
foofu laa ko mën a yemale parce que leeral bi baax na atteguñ ko publiquement ñu ngi ko war a atte le 23. le 23 novembre da ngeen ñëw le 23 da ngeen ñëw bu ngeen ñëwee di ngeen xam ne demeewul noonu. parce que aussi dañuy xool information bi parfois daf may jaaxal d'ailleurs que loolu mën a am c'est comme cas bi nga xam ne gendarmerie enquêté gul parce que il faut d'abord veiller à la santé de la femme d'abord. Imaginez-vous une femme en fin de grossesse jëkkëram ñëw à 3 heures du matin d'après li ñu wax ñu jote ba ngeen dégg voisins yi ne nañ dégg nañ coow li et que c'est récurrent est-ce que yéen déjà loolu normal na jigéen bu nekk bu la waaj a jox doom 3 heures du matin nga ko heure yooyu nga koy ñibbisi tout le temps ngeen di jote ba ñu leen di dégg. vraiment doy na waar justement mami foofu pour jël cause toujours ci polygamie dañoo gis ne que problème mu lan moo tax mooy posé wu parce que avant gis nañ ne que suñu maam yi elles étaient préparées parce que xamoon nañ ne que tey ji góor gi dafa war a am jabar yu bëri parce que justement dañoo soxla woon force humaine boobu donc plus ngay am doom plus ngay am force humaine boobu si champ bi mais instant yi dañuy gis ne que góor day jóg takk jabar rien que pour turu am naa ñaareel alors mu am voilà justement pour am turu fan nga aye tey donc mu am problème mu pourquoi donc jigéen ñi dañuy toog duñu xam tey ji lan moo tax ñu utal leen wujj donc est-ce que loolu tamit gënul yokk violence yi ñuy dund. xam nga toog di xaar sax di xool lu tax ñu wutal la wujj moom damay yaakaar ne da ngay gën a yàq sa temps xam nga mag du root ci seddal gàddu ay daalam di dox ci naxam dañu war a egg foo xamante ne tolluwaay la nag ñëpp mënuñu xëy egg fa maman Ndeye Fatou dafa am lu mu wax sànq mooy que ni ñuy labatee. ngoro su rombee ñetti weer nekkatul labat pour takk àndub kaa ñu doxi la parce que ñetti weer mën nga ci xam li nga ci bëgg a xam mën nga ci xam leneen mais nag soo demee ba nga jël ku jigéen ki di ko exposer moom ci boppam moo xam li muy dugg lan la ndax xam nga lu tax mais dama bëgg foofu noonu jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ takk ñu nekk ci biir kër yi di sëy lu tax muy dépasser ñetti weer peut-être pour gën a xam jikko yi parce que tamit mën na ko dépasser xam nga man mën na dem at mën na dem lu ko ëpp man yàlla moo dogal su may wax damay dellu chaque jour ci aada ak cosaan moo tax sénégalais yi yaakaar ne xëy na damaa mag sama maam aw ma téeméeri at mais sama maam moo duy téeméeri butéel ci téeméeri teen yu bokkul jox ma naan xam nga li tax ma wax la loolu mooy mbir bu ngeen ci bëggee lu baax da ngeen koy gàttal bala muy jur safaan ba ndax yéen da ngeen a bëgg a takkante bëgg a sëy bëgg a amee njaboot ñu nekk ci société boo xam ne ñaare lu fi siiw mën na bañ a am la nga cay seet mën nga gis lu ko ca gën a yées boole ceeg boo jëlee ndaw nga jox ko butéelu gasoil ci loxo ndeyjooram jox ko almet ci càmmoñam heure bu fowee boole ñaari bu taalee mu tàkk mooy que plus la ak moyen donc ant bi am na fu mu war a yem pour bu ngeen bëggee taxawal ëllëg lu baax xam nga nag ki nga xamante ne tata Ndeye Fatou dafa dem ci fañ koy labatee di fa jaagar yi ne weenu jë moom àdduna du yàgg ba mu am soutien da ngay sonnal sa bopp rek mais man jéeg bi nekk ci biir kër gi man maay mat li ma doon mooy maa lay won ne la yow kenn takku la man la ñu takk man maa nekk ci biir kër gi yow sa kër ndey ak sa kër baay ngay fanaan demal toog ba ñu takk la ndax jigéen day am ful la li gën a bon ci jigéen mooy ñu wàccale ci kër gi ngay sëy nga jubali douche ba te laajte woo fooy jaar kon man kooku yaakaar naa boo ñëwee du ma la nawloo bay songo ak yow di xeex ak yow ndax gis nga xuloo benn yoon ci at mi da ciy doy ndax bu mënta dindi yebel jarul dolliwaat beneen bi si topp mooy maa ngi dégg Cheikh Omar muy wax ne ñu xëppante acide aha kay xam nga lu tax da ngeen a xamul àdduna moo tax ngeen di xëppante acide dinaa la nettali benn kii dafa am femme boo xam ne dafa am wujjam nekk ci biir kër gorom mooy togg mooy yàq mooy bale mooy def lépp femme bi ñuy soog a takk nekk wengare bu mel ne Mami Diop bu xëyee nekk ci mbedd mi dox ba saf gasoil ñibbi si këram lijjanti na nag ba weeru koor mu am xaalisam nee na day dem toji kër ga dellu si waat jënd ay bagage am weeru koor nga bokk sa tama ànd ak say nit te yow groupe bi nga àndal ñëpp ay wengaree ki raaja buuja rek lañ ngeen egg ca kër ga ngir ne yéen a ngay toji kër ga mais bu ngeen dikkee goro ba ca kër ga lan lay def da lay yëkkati yow mi soog a ñëw ndax xam nga lu tax maire yu ci bari dañoo ŋàppaaral ne Sonadis bu def ñaari paquet biscuit ak juróomi dërëmi tàngal njaag nangul rek a leen sonal sëy bi dara intéressé wu leen ci ndax jàngaluñ leen nan la ñu war a sëyee ndaw si ñëw nee na day dem toji kër jàmbur dugg ca kër ga lëmbaaja kër ga def lu ko neex fàttee fa kolam ci fauteuil bi mu toogoon bi mu génnee mu yónni waat sëram ne ko demal jëlee li ma kol gi bi sër bi di dugg la fekk maire bi naan man kii dafa yaakaar ne mën na ma jommal ñaari boolim yi mu fi indeeg ñaari keesam yeeg benn valisam bi daf ma tiital te bi mu dikkee maire bee ko accueillir ne ko toj nga fi waa léegi yow mi ñuy wax toj nga fi te yow sa papa mu indi tamit problème mu hypocrisie bi ñuy gis non moo ñuy bëgg a rey yow sa papa moomul soko si amoo saako ciment nga toj kër jàmbur kañ ngay raax dafa am yoo xamante ne maire yi ñoo ko war a génnee ci kër yi
mooy que du ma recevoir sama gelu doom te sama jabaru doom nekk ci biir kër gi sama yoon nekku ci mag day dox doxinu mag gis nga sa tànku ndeyjoor bi su waaxoo wuti bàmmeel sa tànku càmmoñ bi moo koy fekk ne ndeyjoor bi dootul fekk seeti te nañu fàttaleeku que ni gis nga diggante yëngu leen ak nemm leen téeméer a koy paas ñee nga fee di yëngu ñee ngi ci armeelu yoo fii te néeg yu gàtt yi ñu dul fay ndox ak courant ku ko dul sóoraale mën ngaa def lu la neex nañu dellu si waat tegaat mbir mi ci tegukaay bi hypocrisie bi nga wax nag moo ñu sonal parce que dañu dem ba suñu société femme yàq femme sama góor ndoy baa na koy wax jigéen joo fi gis moom lu ko naqari moroomu jigéenam moo ko teg ndax nañuy defee ak yow la ndaw si dafa ñëw heure de waa ji di ko labat heure bu tàggoo jabar ji ne ko maa ngi dem séminaire ñëw jël si ndaw si ñu ànd doxi heure bu ne maa ngi dem séminaire ñëw jël si ndaw si ñu ànd doxi bi mu demee ba takk ndaw soosu ñaareel xëy tàgg ko ne ko maa ngi dem séminaire ndaw sa ne ko séminaire bay ndi fi ñetteel sama valise ak sa valise ñu jiitle ba foofu ñu yem neex xam nga nit ki la nga ko naxee ba takk ko ca bu ëllëgee boo jëlaatee yoon boobu mu ne yoon boobu nga nar a jaaraat kon nañuy xool ni ñuy labatee nan la jabar dañ koy respecté jabar dañ koy aar jabar dañ koy sàmm sama yaay ngi wax sànq ba léegi violence yi ñu góor ñi di def am na bu gën a garaaw man gis naa koy ngoro jigéen ne ko may ma sama jabar dafa cancer bu dee ma takk la te wallahi lazim lu ma dalul man jóob mi dalul jabaram dara dalul jabaram ma nga ne cooc gis naa ko dem ci jigéen ne ko sama jabar day tuur ndox par guddi moo tax ma bëgg a takk jabar xeta may bëgg a rey du ma lekk du ma naan sama kër dafa bon sama jabar dafa salte mais jël sa jabar di ko jaay ki ngay labat kooku su ñëwee mënu ko respecté mënu ko jox benn cër parce que yàpp na ko tax xamu ko am na ci nag xale jigéen yoo xam ne fi mu ne nii boo leen nee je t'aime xam nga bu ñu lay may groupe noo ko bëggee dañuy yónnee groupe noo ko bëggee nag 10 000 ñu mbéjal la 20 000 ñu dammal la loxo 50 dañuy rey très bien dañuy bàyyi Zem Zem extincteur nga indi yow xaaral lay waaj a taal booy doxaan wutal lii boo mën a takk ñaareel doxaan wutal lii kenn góor ñi la takk jabar moo war a toog sa gën ndey ak sa gën bàyyi ma va chercher un appartement bu la taalee yow la merci Zem jaay waaye doom day gañaale gis maa ngi nuyu waa Sénégal a bokkal xam ne lii extincteur la tubaab bee ko defar da ngeen yaakaar réew mu Zem publicité nga def nii de ah booy doxaan wutal lii waru gar day ànd ak léegi lii fayukaay ah wóorul dëkk bi man moom kenn du ma wàjj kenn du koo def fii laay jël am ko nii si benn jigéen laay dox non t'inquiète du ma la def dara c'est sûr maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp du lenn rek du lenn il faut askan bi xam ne Sénégal dëkk jullit la laïcité bi duñu koy imposer rek waaye du mos a dem parce que ay polygamie yëpp affaire de laïcité la du mos a dem xam nga lu tax parce que fii l'islam dafay am cëslaay déggoo li ma lay wax de maman fii l'islam dafay am cëslaay te dëkku jullit nag dafa am li nga xamante ni góor a ko moom yàlla moo ko jox te ginnaaw nag góor day def li nga xamante ni yàlla moo ko jox keneen di ci mer ba si def nax si dul neneen bu boobaa kooku duñ ko war yóbbu fu ñu koy fu ñuy jugé ñële waa cour d'assises ñu jugé ko fa boobaa daañu bàyyi di sonde seen jëkkër yeeg taal semba seen wujje yi ndax da foofu gën gaa gàtt 20 ans de prison jëm kaw ñu lay tëj cour d'assises bul ñaan yàlla ñu yóbbu la fa lii nag du leen lu dul iñaan la parce que man mënuma comprendre góor gis la bëgg la takk la dugal la si kër bëgg a takk keneen nga ni ko non non yow kese la ñàkk gëm yàlla dong la nit ki dafa war a am gëm-gëm ndaxte yàlla góor moo xam dafa may góor mu takk ñeenti jabar gëm-gëm boo ko amee doo jomm def yenn yi yenn tuuxi duuna yi doo si dugg. merci Zem. dam day kon nag gaa ni ma merci. mais Zem gars buñ takkul ñaareel ñeenteel lamb gi day gën a bëri. dañoo war a takk nag. waaw. man de gars yi moom wutal lii. yóbbu ah wuto moo tax nga yàgg benn jabar kan si. yóbbu rek professeur benn nga yàq. ko yóbbu rek. man de man dam day am naa. je pense que laïcité bi ngay wax dafa bokk ci luy stabiliser dëkk bi. nee na man benn jabar laay am. xëy na wax na dëgg mais li nga xam ne li leer ba leer mooy man. professeur yaa ngi diggaate. non en direct non dama ne xëy na laa wax probabilité laa teg mais li leer ba leer. mooy xam naa ni man ak lu mënti xew ci sama biir kër su ma tëddee dinaa nelaw xam naa ne sama jabar
almet sax du ko dugal ci néeg bi ba may taal man loolu moom am naa certitude bi. mais dafa te góor ñi am certitude yooyu dafa bëri xam nga lu tax c'est parce que aussi li mami wax léegi dafa nekk dëgg. analyse bi nga xam ne aussi madame maître daf ko def dafa nekk dëgg xam nga problème bi lan la gis nga waa daara ji liñ doon wax dañu wàcc suñu yoon dañu askanoo lu ñu moomatul gis nga problème de baatu modernité malheureusement ndeysaan dañoo yore ay jukko ceku wala ñu yore ay jukko mémo vocal dañuy envoyé ay concept ñu wax naan nous sommes des hommes modernes on est dans la modernité mais modernité kii di def histoire ak ñi jàng xam nañ ne modernité da ngay commencer ci néegu ñax jaar ci ay tuiles ci seng jaar ci tuile ba jóge étage mais boo buggee jógee ci néegu ñax ñu ne la teg ci aw étage boo fa fekkee dara doo ko mën a toppatoo. xam nga man violence conjugale il faut que ñu reconnaître que ni jigéen ñi ñoom dans l'histoire dañu mës a subir violence. dañu mës a subir violence loolu c'est un problème réel man parfois ñun ñëpp daf ñuy dal ci ñun. boo gisee jigéen tontu la benn tontu bi sax même bu la waxee dëgg dafa am luy jóg ci yow parce que dañu tabax culturellement or dëgg yàllaa ko moom ñëpp la ñu war a wax dëgg. ñëpp la ñu war a wax dëgg gis nga loolu xam nga li nga xam ne nii moom moo koy indi c'est que non seulement liñ doon xool ay critères pour takk jigéen dañ koo bàyyi sama élèves yi su ma jàkkaarloo ñu nekk ay jigéen ci masse dama ne leen xam ngeen ban erreur ngeen di def tey. li ngeen bëgg ñu takkee leen ko mooy seen teint seen taille ak seeni tof. c'est ça 1 2 3 ñu may la 50 000 tof bu ñu ñëwee indi seen teint mettre ko en valeur jël seen taille mettre ko en valeur li nga xam ne nii moom mooy jukko ñu bàyyi ko te sëy jukko moo ko yore jikko olof yi dañuy wax ne mooy jikko na doon loo xam ne nii dafa jig nit ki. dafa jig nit ki gis nga li nga xam ne nii loolu dafay daw ci histoire bu yàgg ba tey loolu c'est pas normal dafa war a jeex parce que jigéen waruñ ko violenter mais xam nga tamit féministes yi dafa am loo xam ne violence boo xam ne ñu ngi koy gis mooy li nga analyser la violence physique la violence économique ni ko Max monté tout est question d'économie mais xam nga lan moo tax violence économique mu am c'est parce que li ma mi wax la dañoo bàyyi suñu aada mu am ku ko expliquer léegi ñu nekk dans un monde boo xam ne nii dañu bëri ay bëgg-bëgg li philosophe bi di wax l'homme moderne est un ramasseur d'objets ci biir kër gi da ngay bëgg-bëgg bu nekk nga am ko. or bu fekkoon kii ni mu ko waxee parce que man je me demande bien ni ko ba waxee est-ce que ñun réellement Serigne Touba ak Limamou Laye ak El Hadji Malick ñooy suñu référence wala ñooy suñu référence u làmmiñ moi je me repose cette question parce que Serigne Touba bu nekkoon suñu référence. Limamou Laye nekk suñu référence réellement dans le cœur El Hadji Malick nekk suñu référence madame yow boo moytuwul di nga chômer parce que pour nga gisati ku ñëw taxaw fa dootoo ko gis ñooñu seeni cours jigéen dafa amu sa sëy tas amul parce que jiitaluñu woon benn esprit d'émancipation bi dafa am lu ñu uti woon parce que dañu tegoon yàlla léegi nag on a changé de maître suñu àddina bi yàlla jiiteetu ko boo demee ci tribunal ba du yàlla moo fay dogal boo demee ci banque bi du yàlla moo fay dogal boo demee ci code de famille bi du yàlla moo fay dogal kon yàlla mënatul dogal ci biir kër yi comme génn nañ ko ci bureau yi génn ko ci tribunal bi génn ko ci économie kon yàlla jeex dafi Serigne Cheikh dafay wax mu ne le problème de la laïcité c'est que dès le début il y a un hors-jeu Dieu est mis entre parenthèses voilà tout le problème de notre modernité loolu mooy suñu problème bi nga xam ne dinaa ko wax pour daane loolu dinaa ko conseiller jigéen ñi ak góor ñi gis nga ñu sàmm suñu kàddu waxin parce que da ngay def attention balaa sa wax di nekk sa personnalité nga def attention balaa sa personnalité nekk sa existence nit dafay contrôler làmmiñam or jigéen ñi ci bëri bu ñu meree mooy loolu dañuy xuus te sama yaay nag xam nga man la daan maye daf leen daan wax naa leen kuy xuloo di xuus booy layoo di tefesoo lu wax metti yéen soxna yi ak góor yi ñu nekk ci kër yi
war nañ mën a am lu ñuy waxante mais am na benn wax boo xam ne nii soo ko tuddatee nit dafay def góom ci xolam te gis nga góomu xol dafay teel a jot donc gis nga problème bi yëpp mooy nous voulons être modernes dans un monde où suñu environnement yëpp n'est pas un environnement moderne suñu mentalité yi c'est pas des mentalités modernes suñu ville yi c'est pas des villes modernes suñu habitation yi c'est pas des habitations modernes suñu alimentation ça c'est pas des alimentations modernes xam nga qu'est-ce qu'on a de moderne les objets qu'on nous envoie et les habits que nous portons mais intérieurement dafa am benn cosaan boo xam ne tey góor ñi ñu ngi ko am bu ko conserver nekk ay kilifa yàlla moo leen ko may ñu fabriquer beneen genre jigéen boo xam ne nii aussi dañ ko indi mu bëgg a doon kilifa ci biir kër gi mu am contre-choc des ambitions contre-choc des ambitions boobu nenne loolu dañ ko war a régler parce que kër dafa war a am hiérarchie tey nag avec ce populisme bi ñu fi indi ci ay émancipation des femmes wax ci wax ju dul jeex bouleverse na structure yi xam nga lan mooy wax ji dégg naa foofu laay daaneele juge bi joxe na benn ay chiffres dama koy fàtte entre 2012 et 2016 il paraît que plus de 12 000 ou 100 000 cas de divorce am na te si yëpp 90% yi li may wax élèves yi nekkatul may naa la sa baat mais may ma sama baat lay doon cet excès de liberté nga xam ne moom la ñuy chanter dans la société loolu moo ñuy rey. Pape Makhtar alors professeur d'accord tout à l'heure muy manque de repères après ñu bëri di décrier programme yi ñuy gis ci télé yi séries yi ñuy gis ci télé yi mu nekk peut-être des fois ay contre-valeurs. Absolument parce que bon bu ñuy seetlu télé yi xam nga dafa am 3 instances de socialisation. Premier c'est la famille qui ne joue plus son rôle parce que léegi jamono ji bu ñuy seetlu léegi les parents dañu am ay contraintes de temps ak contraintes de moyens aussi pauvreté bi dafa tax ba léegi nit ñi au lieu ñuy jouer seen rôle de socialisation dans la famille jéewatuñ ko boo deuxième instance de socialisation bi nekkoon école bi dafa pervertir xale yi léegi leen nañ leen di jàngal dañ leen di jàngal li nga xamante ne c'est des contre-valeurs notre société c'est occidentalisée dem na ba léegi tey jii booy waxoo français sax dañ lay xaw a xeeb wala booy def yenn attitude dañ leen naan yow da ngay yàgg nangoo moderne troisième instance de socialisation mooy les médias mais malheureusement tey jii bu ñu xool seen contenu c'est plus ludique c'est plus lucratif mais amul dara lu didactique wala lu ndaw la ci nekk wala heure yoo xamante ni les gens ne sont pas devant les postes de télévision heure yi nga xamante ni ñi ngi ci kalamu télé yi di seetaan danañ lay tegal ay téléfilms yoo xamante ni foofu nañu war a interpeller Sénégal parce que bu ñuy xool parfois dañuy dugg ci yenn télé yi di wax dañuy favoriser candidat bi ak yenn affaires yi mais lu ñu leen waroon gën a intéressé mooy contenu téléfilm yi parce que c'est vrai que ñi ngi wax waxu violence conjugale mais nañu xool téléfilm yi di am ci télé yëpp d'ailleurs. Ils mettent en avant la violence. Absolument mais ñoom ñëpp dañuy promouvoir la violence conjugale amoo benn téléfilm booy seetaan te gisoo ku góor ki bu max na jabar ji wala jabar ji bu max na ku góor ki wala ku góor ki damm na tànku jabar ji alors dañ koy banaliser dañ dem ba dañuy banaliser actes yoo xamante ne peut-être que société boo xamante ne nit ñi amuñu capacité de discernement bu ñu gisee loolu ci télé dañuy naan lii yoon la war nañ ko mën a def. et puis Pape Makhtar dooguma la sax foofu dama lay may une minute rek pour te dire que boo xoolee bu ñuy publicité émission yi diñ koy defee passion violence vengeance yooyu rek la ñuy jël xale bi nekk CM1 CM2 toog di seetaan loolu ñu indi les ex copines ñu wane leen ci affiche yi partout dans les rues mais nii rek la mën a demee te butéel bu nekk la mu def la saag nga di sàmm waaw d'accord dañuy am contrainte de temps mais bon bu ñu xool daal dafa am 3 instances de socialisation mais 3 yëpp benn joué tout son rôle te surtout bi gën a bon tey jii comme sànq lu ko Cheikh ma wax dañ dem ci société boo xamante ni les gens sont devenus de plus en plus solitaires et individuels nekk société bu individualiste donc léew li nga am temps di waxtaan ak télé bi moo ëpp que li ngay am temps di waxtaan ak nit ñi donc télé bu la joxee loo xamante ni da ngay gis ay contre modèle ay contre valeur boo moytul boo ëllëgee booy def yenn affaires yi ngay gis tey bu ñuy jël exemple nga xool fan yi passé maa ngi gis benn séquence vidéo benn téléfilm femme bi bousculé jëkkër ji mais xoolal lan nañ ciy def commentaire yi jabar ji dafa féroce jigéen nit bu ñu demee ba naan da nga féroce li ñu doon wax ci animal y a problème mais tey jii kooku wax mu ne dama féroce et puis dem ba nit ñi dañuy dem ba ay jaawale seen bopp sax ay animaux et il faudrait que nit ñi aussi ñu xam notion de sous-développement la nous sommes tellement sous-développés Pape Makhtar que nous vivons des amours sous-développés. Absolument léegi pour terminer rek neen Aïcha dafa am loo xamante ni je crois que il faudrait que ñu jëm ko régler mooy ñu delluwaat ci suñuy valeur parce que dañu jël benn période tubaab yi ñëw nax ñu gëmloo ñu amuñu histoire que nous sommes des barbares indi ñu seen modèle indi ñu seen mariage yi nga xamante ni ñu ngi ko jëlee de l'Occident alors que ñun bu ñuy xool bu baax ñoom seen mariage lii la ay contrat la ça dure pas 30 semaines wala ça dure même pas parfois 1 an ñu jël ko adapté ko suñu mariage yi nga xamante ne moo nekkoon mariage culturel ni nga doon defee et yooyu yëpp sànq mam mi nga doon wax yooyu yëpp tey jii dañ dem ba dañ ko teg de côté nit ñi boo leen waxee ñun non léegi la modernité kat lan mooy modernité
lan mooy modernité boo xamante ni da ngay dem ba da ngay nekk di def yenn affaires yoo xamante ni kenn mës ko xalaat te bu ñuy wax sotti essence peut-être lu bees la xamuñu nëgam sax loolu moo am mais ba may judd ba tey maa ngi dégg ñu naan jabar ji soodee na jëkkër ji. très bien donc dafa am loo xamante ni yàgg nañ ko fiy gis te dafa am benn société bu ñu nekk société bi dafay promouvoir violence. da ngay nekk sa jabar ñu kii mu la mais na nga ko def lii na nga ko def lee na nga ko def lee mais il faudrait que pour loolu mën a dañ il faudrait que 3 instances de socialisation yi nga xamante ne dañu am mi famille bi di école bi di médias yi ñoom ñëpp jouer seen rôle sinon dañuy dem ci vraie catastrophe. très bien allez-y maître. waaw ça c'est important wax nga loo xam ne moom laa bëggoon wax. le rôle des médias. surtout parce que yéen a ngi wax sotti essence bi xam nga sotti essence bi fan yi dañ ko amplifier nañ ko lool pour un seul cas. alors ñu amplifier ko ba tout à l'heure kii andi extincteur et cetera ñu dégg naa mi ngi ci réseaux sociaux yi man je n'ai pas suivi. ñu ngi envoyé image tey des confrères ñoo ma ko wax ma ne leen envoyé leen ma yi métti yëpp yi ñuy circuler loolu yi métti yëpp. ndax ma gën a xam li xew. alors moi je pense que médias yi am nañ ci rôle bu important. et rôle bi il est éducatif. mais il est de prévention parce que prévention bi médias yi dañ ciy participer nguur gi moo ko war a jëlal boppam loxo parce que ñun defar nañ plan d'action defar nañ ko depuis 2015 pour la prévention ak prise en charge des violences bi ñuy wax basée sur le genre système des Nations Unies 5 agences yëpp ñoo dajale ànd ak état du Sénégal juróom-ñetti ministère de la femme de la famille et de l'enfance nekk ministère leader ñu wër 14 régions yëpp jëlee nañ fa 4 typologie violence yëpp même récemment bi ñu doon wax en milieu scolaire conjugal nga wax mais même li Human Rights Watch am nañ ci ay données à Sédhiou à Ziguinchor à Kolda à Kaffrine et Matam am na lu ñu ci wax mais na ma ne y a actuellement un plan d'action buy nelaw ministère de la femme et de l'enfance et de la famille mooy leader mais tous les ministères ci lañ bokkoon y compris ministère de la justice donc état bi moo war am na rôle bu mu war a jouer parce que violence aussi comme ni ñu ko waxee manque d'éducation ndax ñaar ñoo xam ne mosuñu bokkuñu fi ñu jóge en tout cas bokkuñu trajectoire bokkuñu histoire warwaay bokkuñu jaar-jaar ñëw tase bu dee ku góor ki la dina am au moins ñaar fukki atat juróom bu dee ku jigéen ki parce que wax nga violence conjugale mais war na nga laal mariage précoce yi mariage forcé yi ci la bokk forcé yi munul am nekk mu ngi lalu ci violence mu ngi dox ci violence lalul ci mbëggeel daal mais ci mu ngi dox ci violence parce que xale bu am fukki atat juróom benn nga mayee ko non tàngal xale la parce que amul 18 ans nenañ buñ koy mayee sax d'ailleurs loolu le code de la famille wax ce qui n'est pas normal ñun loolu dañu bëgg ñu dindi ko rapidement Sénégal génn ci mooy lan dañu ne buñ koy mayee waajur yi il faut ñooy joxe seen consentement parce que mineur la xale bu am fukki at ak juróom benn nga mayee ko muy may ko souvent c'est des cas yu ñu gis ku ko mën a jur ñeent fukki at ak juróom man yooyu laa gis naa ci ay régions bugguma tudd région yi mais am na ñaari région yoo xam ne dama ci gis ay cas ñu maye leen ci yëpp ci plan d'action bi ñu doon def nañ plan d'action Sénégal. mais nag soxna si dogguma la mais ci cosaan nag aussi jigéen daal na teel a sëy loolu aussi man je pense que loolu boor boobu man ci si tu me permets d'accord ma ci parce que aussi jigéen bu amee 18 ans la war a sëy man je crois que ñun suñu cosaan et même suñu diine suñu cosaan ak même suñu diine mosul wax ne jigéen bi dafa war a toog ba am 18 ans doog a sëy jigéen sëy na ci fukki at ak juróom réussir mariage am jigéen dem na ba am fanweeri at wala ñaar fukki at ak juróom di je crois que loolu à mon avis aussi il faut ñu relativiser ko parce que religieusement ak culturellement aussi du lu ñu moom. enfin religieusement war nga ma bon mun nañu gën a xóotal waxtaan bi. waaye ñun dañu jàpp ne ku am fukki at ak juróom benn say cër matagul.